FM matin 7h dem na ba tegal ñeent fukki simili ñu daal di dalal suñu gan Abdoul Aziz Diallo ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu sell jóge suma xol. di gërëm El Hadj Ndiogou Diène mi nga xamante ne moom la ñuy àndal ci waxtaan gi Abdoul Aziz Diallo nag moo jiite Croix-Rouge sénégalaise nekk itam vice-président fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge pour l'Afrique waxtaan gi maa ngi ko doon wax sànq monsieur Diallo li ko sabab moom mooy journée mondiale de la Croix-Rouge bi ñuy màggal tey ji Croix-Rouge nag bi ñu koy wax ñëpp xam nañ ni ci wàllu humanitaire ngeen di def moom ngeen di yëngu ci àdduna bi yëpp comité national bi fas yéene kon màggal bés bi ren fële ca diwaanu Ziguinchor lan moo waral taneef boobu. waaw d'abord ba ngeen may ma remercier rajo RFM d'abord dafay loo xam ne du tey ngeen ko def ay ati at maa ngi fi ñëw wane seen cofeel bi ngeen am ci Croix-Rouge ak si activité mi ak li muy def ci nit ñi. bëgg leen ci yee ci loolu ni nga ko waxee noonu la 8 mai dafa nekk anniversaire u Croix-Rouge pourquoi 8 mai 8 mai dafay bés bi Henri Dunant juddoo nga xam ne moom ci xalaatam ak ci coobareem le Croix-Rouge soso looloo tax ñu jël 8 mai di ko féete fépp ci àddina du Sénégal rek de fépp foo dem ci àddina tey jii kuy Croix-Rouge wala ngay Croissant-Rouge yaa ngi sargal di màggal bés bi niñ koy màggal nag am na bés bu nekk thème bu ñuy jël maanaam teg ko ci fànn boo xam ne dafay fàttaliku lu bare si li ñuy liggéey ak ñi ñuy liggéeyal ak fan la ñuy teg suñu liggéey fànn ren bi dafa nekk li ñuy wax amour maanaam loo jëlee sa xol muy cofeel boo xam ne da nga ko jëmale ci doomu aadama wala nga jëmale ko si ki ngay jëfandikoo. loolu daal laa ci mën a dugal ci door waxtaan wi. xëy na bu ñu demee. ba ci biir lu tax ngeen di ko def Ziguinchor. waaw Ziguinchor xam nga dañu tàmm suñu defee benn at Dakar dem def ko feneen ci biir réew parce que nag Croix-Rouge dafay structure boo xam ne dafa saraa si biir dëkk bi yëpp. bugguñu rek muy Dakar dafa bugg daaw ñu ngi ko defee woon Diourbel ren jii ñu ngi koy defee Ziguinchor Dakar sax tey jii am na lu ñu fiy def. ak sunu benn partenaire bu ñuy wax comité international de la Croix-Rouge def Ziguinchor bi nag dañuy bëgg a wax ne rek Croix-Rouge fépp la parce que dafa am benn principe boo xam ne dañ koy tuddee le principe de l'unité mooy ci li ñuy wax ci convention de Genève dëkk boo gis benn Croix-Rouge moo fa war a am waaye nag dafa war a ubbeeku si ñëpp te sara si réew mi yëpp. si principe boobu la ñu def lu ñu def Dakar tey def ko at ma ca topp ci beneen diwaan. xam ne ni Croix-Rouge li ko tax a jóg mooy taxawu doomu aadama yi ndax mën nga def xayma ci diggante daaw ak ren lan ngeen liggéey lu fës loo xamante ne mën nañ ci teg bët. dëgg la Croix-Rouge moom li ñu ko wax association humanitaire la moo gën a màgg ci association parce que boo seetee ñi ko sos muy comité international de la Croix-Rouge am nañu téeméeri at ak juróom fukk ak lu topp fédération bi nga xam ne nag ñun si la ñu bokk am na téeméeri at ci ren ji kon nag dafay association boo xam ne yàgg na li ko tax a sos moo doon guerre bu ñuy wax dëkk bu ñuy wax Solferino ca Italie muy italiens yi di xeex ak prussiens yi am fa ay gaañu yu metti nit ñoo xam ne dañu gaañu ñii dañu sukkaraat ñi di dee. Henri Dunant dem ànd ak waa dëkk ba suqali ko ba mu fa jógee nag mu ne lii daal war naa ci def suma xalaat bind benn téere bu ñuy wax souvenir de Solferino nag si la Croix-Rouge jógee li ko tax a jóg doon guerre waaye nag doomu aadama tolof dafa yemul ci guerre. ñu seet fii ci Sénégal lu ngeen fi xayma diggante daaw ak ren Croix-Rouge sénégalaise lu ngeen liggéey. dëgg la diggante daaw ak ren boo koy seet intervenir ñu si la lutte contre la malnutrition ci région yu ñuy wax au nord fële à l'est du Sénégal Goudiri département Goudiri ak Tambacounda ñu ngi liggéey aussi ci migration bi di jéem a yee nit ñi di jéem a suqali ñi nga xam ne dem nañu def migration. te lañ si doon séntu amatu ñu dellu si yemuñu sax si ñooñu waaye dañu dem ba dugg ci famille migrant si waa njaboot gi seet seen doom yi seen jabar yi lan la ñu nekkee
parce que koo xam ne sa jëkkër dem na xamoo ci li mu nekkee yow sa bopp jigéen xamoo ci loo nekkee doom ji ñu leen di dimbali di leen jàppale dinañ dimbali tamit si li ñuy wax prévention des catastrophes naturelles maanaam dañuy gëstu léegi xam nga Croix-Rouge xalaat la woon waaye dafa évoluer ànd ak science bi ba ñuy liggéey ak les météorologues ak les climatologues ba seet ne si gox bu ñu gisee ne seen dund manqué na ndax nañuy béyee wala nañuy utiliser jaww ji ak taw yi moo xëy na demewul na mu war a gën a demee loolu ñu àndi seeg ay université britannique di si gëstu ba dañuy am ay li ñuy wax prévention des crises dem seet ndax bu tawee taw ba mu taw mën nañu wax béykat bi mën nga si ji ndax boo ci jiyee dana am taw yu siy tegu wala tegu waaye boo jiyee nag mën na am taw yi jëgaloo loolu def nañ si danañ defi tamit ci prévention de la santé maanaam li ñuy wax santé communautaire jëm ci maanaam nit ñi nañu war a fagaroo pour feebar bi bañ a leen di faral di dal nan la ñuy nekkee ak seen diiwaan maanaam utilisation latrine yeeg ak nan la ñuy def seen propriété ba naan sellal seen dëkkuwaay parce que boo sellalee sa dëkkuwaay rek sellal nga sa wér-gi-yaram. Abdoul Aziz Diallo baal ma ci dog-dog bi est-ce que dëgg-dëgg Croix-Rouge mu ngi dox comme avant nuñ ko xamee woon doole bi mu amoon ci wàllu humanitaire ci ay xibaar xaw na am tuuti concurrence un peu avec la fondation de la première dame la fondation Servir le Sénégal est-ce que koppar yi ngeen doon am vraiment am ngeen ko ndax ci ay xibaar ba tey seen dîner de gala sax dematu fa. dëgg la dîner de gala bi dañ ko daan def ndax dafa daan nekk ci coobare autorités yi dëkk yi. parce que ba may ñëw Croix-Rouge ndaw laa woon ba fekkee na dîner de gala yoo xam ne sax président Senghor moo ko daan présider. nekk fa responsable président Abdou Diouf. waaye nag xam nga njiit mu nekk da ngay doxee. waaye concurrence ak première dame mënul am xam nga lu tax Croix-Rouge dafa nekk structure nationale am existence internationale. lu mu mënul am Sénégal mën na ko am bitim réew kon nag lu mu mën a am Sénégal dana gëstu ba am ko dëgg la nit ñu bare yaakaar nañu en tout cas li ma nekk président Croix-Rouge ba léegi concurrence boobu mënuma wax ne am na par contre am na daaw madame l'épouse du chef de l'État nga xam ne texte Croix-Rouge yi daf ko def présidente d'honneur parce que dëkk boo dem que fa nekk par exemple Angleterre c'est la reine qui est la présidente d'honneur nga dem États-Unis c'est la présidente du Sénat noonu lañ ko doxalee ba nga xam ne fii Sénégal madame Sall mooy sunu présidente d'honneur. mais par rapport à laaju anam bi est-ce que tey jii fondation Marième Faye Sall fondation Servir le Sénégal première dame jiitu ko est-ce que mi ngi leen di jàppale di leen taxaw en tant que présidente d'honneur wala jàppaletu leen. si laa bëggoon ñëw sax parce que xam nga ni ma ko laajee mooy lan la leen defal daaw dexoon na jigéenu Croix-Rouge 50 millions de francs. 50 millions de francs yoo xam ne daf ko mettre seen disposition pour ñu organiser leen former leen soutenir leen ci ay projets loolu defal nañu ko loo xam ne daf ñu recevoir bi ñu fi jotee benn visitu reine d'Espagne ñëwoon sargal Sénégal ndax projet yu ñuy defal pour jigéen ñi moom mu dugal ci loxoom teg ko loolu ci Sénégal dëgg la Croix-Rouge la mu daan am bu njëkk amatu ko. maa ngi fàttaliku rek ba ñu ma soogee fal. dama ñëwoon ak suma xalaat bu rafet parce que dama nekkoon bitim réew may gis télévision yi médias yi di couvrir nit ñi bu ay gala amee Sorano wala Grand Théâtre ay millions yu bari yu ñuy joxe fii yooyu ma ne Sénégal de seen yaatuwaay yoog seen xol bu rafet boobu mën nañ ci war a dimbali Croix-Rouge. ma ne damay wut 1 milliard de francs. tur wi rëy na waaye 1 milliard de francs lan la damay cibler rek. 1 million de Sénégalais kenn ku nekk joxe 1000 francs nous sommes 13 millions muy lan muy 1 milliard dëgg la campagne bu mel noonu laaj na xaalis def nañ ko pertuñu sax waaye la ma yaakaar ci milliard boobu awuma ko amoon nañu à peu près 350 millions yoo xam ne presque 200 millions yi frais yi ñoo ko jël parce que affiche yu mag lañ doon def télévision spot ak yooyu kon nag nga xam ne Croix-Rouge mu ngi jéem di fexe wut koppar parce que li ñu gën a may doole te tax jafe-jafe bu mën a am Croix-Rouge mën ci taxaw ba génn ci mooy leadership maanaam taxawaay ak nekkin bi ñu nekk bitim réew
man mi yàlla may na ba ma jiitee Croix-Rouge léegi fu ma dem tàllal fa loxo ñooñu ñëw dugal seen loxo ci Sénégal. waaw kon nag mën nañu wax ne Croix-Rouge njàkkul dara xëy na la mu doon am amu ko. waaye teewul ba pare li mu war a def di dimbali mu jëm si biir nit ñi mu ngi koy def. am nañu ay appel de projet yoo xam ne suñu koy seet at mu nekk dana mën a dem ci 1 milliard 1 milliard et demi 2 milliards. mais tey jii coow Croix-Rouge Sénégal bëri na coow lool. dëgg la ñu bëri di lay dingat ndaxte neen sa mandat jeex na bu yàgg nga ngoy nangu woo bàyyi lan moo waral ba organiser wu congrès jox ñeneen ba nga xam te ne tey structure bi dafa nekk ci guuta lu waral lool. xam nga li nga wax sax dëgg la daf may féexal tax dan ma waxtaan ak nit ñi. dëgg la mandat bi ma nekk jeex na depuis le 20 février 2019. 20 février 2019 ba loolu amee fexe woon naa préparer renouvellement yi depuis juillet 2018 xam nga Croix-Rouge dafay structure ni ma leen ko waxee bu ñu saraa si dëkk bi yëpp am ay sous-comité am ay comités locaux am ay comités départementaux ay am comités régionaux te comités yooyu pour mu mën a am ñi say bokk dañuy jënd ay cartes pour nga mën a nekk électeur ak éligible ba ñu ñëwee ci mois d'octobre ma leen renouvellement yi jot na ñu def revue des comités genn wàll gi lépp ci genn wàll kenn nekku ci en règle ñoom conseil d'administration bi ne nañu ko dàq ba mois de mars ma leen d'accord ñu dem ba décembre defaat revue ñoom seen bopp ñu réunir ma ne leen nag man mi ngeen fal au mois de juillet 19 juillet je me sentirai à l'aise de dire que le pouvoir que j'assume li may exercer dama koy exercer à titre intérimaire ndax bañ rupture am loolu man mii nga xam ne ba may ñëw Croix-Rouge en 2010 j'étais chef de mission de la Croix-Rouge internationale en République démocratique du Congo ma ne naa ñëw jàppale Croix-Rouge ba may ñëw amoon na ay jafe-jafe yàlla dimbali ñu dox ba léegi dëgg la si biir doxin wi am na si ay jafeñ parce que jiite ay nit mënoo wax ne ñëpp sa ginnaaw la ñuy ànd. est-ce que tàmbali ngeen processus élection bi pour le renouvellement. pas tàmbali ku ne bu yàgg. su fekkoon ne amoon ngeen micro électeur ngeen laaj ñi nekk ci région yi danañ leen wax tàmbali nañ ko depuis le 1er avril 2019 war na jeex le 30 juin comités locaux comités départementaux le 10 juillet au plus tard assemblée générale bi dana fal beneen bureau. ku ne da ngay mooy xam nga nit bu ñuy ne da nga am 2 mandats bu 2 mandats yi jeexee lu lay dese lu dul organiser. kon yow doo si nekk candidat bi yoon bàyyi nga jeexal nga keneen mooy ñëw jël. incha allah fas naa ko yéene. mais bu weesu sa départ nag liggéeykat yi dégg nañ leen ñuy ñaxtu ci weeru avril bi. wàllu koppar la woon ñuy ñawlu ay retard de salaire waaye itam seen indemnité yoo xamante ne kenn fayu leen fan ngeen toll ci règlement problème yooyu. li ngeen wax tamit dëgg la xam nga diriger entreprise surtout entreprise bu mel ni Croix-Rouge dafa nekk ñaari fànn. Croix-Rouge dafay mouvement de volontaires man mii nekk président Croix-Rouge depuis 10 ans président Croix amul salaire kenn du ko fay. bénévole c'est un bénévole su la yàlla sutura loo mën a am. dana jafe lool nga nekk. mais du ñàkk looy for même bu fekkee ne doo fayeku du ñàkk looy for ak yooyu noonu ay indemnité ak yu ni mel looy for doo ci for dara. indemnité mën nañu wax ne am na amul. li président Croix-Rouge am bu mu ñëwee am na oto am na carburant xam nga carburant Croix-Rouge ñaata la par weer 300 litres de carburant la am indemnité am na ko su fekkee ne dafay dem mission à l'extérieur ñu wax frais de représentation ak complément de mission lu indi loolu xam nga yenn yi partenaire danañ la jël entièrement en charge fay sa billet d'avion fay sa hôtel mais duñ la jox argent de poche loolu mooy complément de mission bi loolu nag président Croix-Rouge am na ko loolu sax au-delà de tout ça man personnellement li ma yaakaar ci Croix-Rouge indi na ma ko du alal li ma indil mooy fi ma may ba ma àgg fa mooy léegi maa ngi toog ci kuréel yoo xam ne kuréelu àddina bi yëpp la fanweeri nit ñoo fa nekk représenté àddina bi yëpp yàlla def ma ci fanweeri at yooyu Afrique seen bopp fal ma jiite 54 pays nekk seen président à ma qualité de vice-président. xam nga loolu
mënoo wax ne koppar la wala dara la. waaw mais fan ngeen toll ci règlement problème mu travailleurs yi liggéeykat yi. si laa tax a ñëw problème liggéeykat yi Croix-Rouge dama ne la société de membre la am ay travailleurs xam nga ñaata membre la ñu am volontaire 60 000 xam nga ñaata travailleurs la ñu am 110 travailleurs yi li ko ëpp ay jàngalekat la parce que Croix-Rouge dafa doon ci Croix-Rouge française ay structures scolaires. muy école yi ak jardin d'enfants yi. jardin d'enfants yi bu njëkk ba seen charge barewul woon parce que seen effectif bare woon na donc amoon na ay recettes yoo xam ne daan na ko fay léegi dem nañu ba nga xam ne recette Croix-Rouge yi mënatul fay personnel bi dañuy góorgóorlu léegi seet sunu recette extraordinaire yi nan lañ ci mën a amee ay recouvrement de coûts pour mën a def compensation pour wane leen benn misaal rek Croix-Rouge dana fay ci at mi ci benn weer 21 millions de francs de salaire 21 millions de francs de salaire te école yi lu mu bare du pare 16 millions xam nga 16 millions yooyu am na gabu 6 millions 5 millions il faut nga wuti ko dëgg la. fu ngeen koy wutee ak tu ngeen de ba fay ko. mooy li ma la wax recouvrement de coûts yi rek ak ay subventions yi am nañu subvention de état bi jox am na at moo xam ne demoon nañu ba def subvention 30 millions. dem ba si ginnaaw ñu wàññi ko def ko 20 millions ba léegi si jot xibaar yi ma mujjee jot sax nekk na léegi 10 millions am nañu subvention assemblée nationale am nañu subvention LONASE yooyu la ñu indi xam nga subvention du pour fay salaire fonctionnement la parce que dañu am nag ay obligations internationales yoo xam ne structure yooyu ñu bokk muy fédération internationale muy comité international Croix-Rouge muy association des Croix-Rouge Croissant-Rouge francophone d'Afrique muy groupe Sahel bu ñu bokk en tant que Croix-Rouge dañ fa war a cotiser at mu nekk parce que dañuy am ay ndaje ay activités yoo xam ne dana ko financer. ñetti simili donc moo ñu dese monsieur Diallo on va essayer d'aller très rapidement rek kañ ngeen fas yéene fay koppar yooyu liggéeykat yi. non koppar amul arriéré de salaire. mais retard moo am chaque weer. wala ñoo jot seen salaire 8 dina passé ñuy daw ba sonn. waaw IPM yeeg ak tamit allocation familiale tamit am na problème. dëgg la li ma la wax xam nga bu ma ne la salaire yi 21 millions la si la charge patronale yi nekk charge salariale yeeg ak retenue yëpp ak yëpp du dëgg soo amee lu dul 15 millions lii soo doon suma souci mooy weer bañ a fekke weer ñu fayu seen salaire te ñi lay wax. am na tuumaal yu bare yu ñuy wax dégg ngeen ko ci rajo bi naan subvention état bi fu mu dugg xam nga kooku bañ ma ko waxee. waaw ndax lu ñu lay tuumaal tamit bokk na ci mauvaise gestion. mauvaise gestion mooy lan xam nga mauvaise gestion mooy structure war a fonctionner wul wala ñu ne xaalis bi war na dugg fenn dugg fa li ma lay wax léegi si subvention bi am na ku wax ne président xamuñu fa subvention état bi dugg subvention état bi benn compte la nekk muy compte crédit du Sénégal boo fa demee seen traçabilité. yëpp virement salaire la boo xam ne yomb na tontu moo tax Sénégal tuumaal fii moom bañ ma ko yàggee def ba ma nekkee président waaye nag sant na yàlla bu baax nit ñi nag boo ñu la gisee nga nekk ci féex yenn féexaay yi ñu ne mu ngi sunu alal di ci noos. benn laaj bu mujj rek dañuy delluwaat Ziguinchor ndax di ngeen fa amal ay activité ci wàllu assistance nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo am problème ci crise casamançaise bi foofee est-ce que léegi liggéey bi foofu yomb na. xam nga bésu tey bi dafay bés boo xam ne spécifique dañ ko di jox ñoo xam ne dañu nekk ci ay situation soo demee Ziguinchor tey danañ wax nit ñi daje luy Croix-Rouge ak luy Croissant-Rouge danañ aussi def activité ci prison yi xam nga prison yi dafa nekk ay population vulnérable ñoo xam ne mënuluñ seen bopp parce que dañ leen denc foo xam ne seen loxo matul ginnaaw ñooñu dañ leen dimbali la ñuy def foofu sax danañ ko def Thiès danañ ko def ci yeneen gox yi danañ aussi fexe aussi di seet nit ñu mag ñi visiter leen waxtaan ak ñoom seet nañu war a jàppale pour vraiment. taxawaay bi ak dayo bi dafa mel ni ba Croix-Rouge nañ ko xamee woon dayo beeg taxawaay bi amatul léegi dafa mel ni daanaka kenn déggatu leen taxawatu leen nit ñi comme bu njëkk ba. si pourtant c'est-à-dire que xam nga peut-être que dañu am défaut de communication mais soo demee si kër sëriñ yi laaj leen ñooy gën a tagg Croix-Rouge ndaxte fu ñu amee ndaje. nit ñi taxaw Croix-Rouge nga fa tax yéen ñi yàgg dem Touba gis ngeen leen yéen ñi yàgg dem Tivaouane gis ngeen yéen yàgg dem Popenguine gis ngeen leen suñ mën na amee Croix-Rouge du xaar kenn woo ko moom moo fay jëkk ci moyens yi mu am parce que nag équipe boo koy déplacé am na oto du dëgg am na carburant
chauffeur bi bu fa defee ay fan di nga ko jox volontaire yi bu ñu fa defee ay fan di nga leen jox yooyu nag fu mu koy jëlee lu dul ci pexem yi muy wam ak partenaires yi muy am. jeex na waxtu wi jot na ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci teewaay bi mu newoon ak ñun mbokk yi Abdoul Aziz Diallo mooy président Croix-Rouge sénégalaise nekk itam vice-président fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge pour l'Afrique